bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc te ñu ñëwoon rek pour waxtaan ak yéen tey ci lan mooy tawasul incha allah tawasul ak tabarruk incha allah rabbi. donc xam naa dama koy jox kàddu gi rek mu nuyoo ak yéen tàmbali ci waxtaan bi incha allah rabbi. donc sëñ Mor kàddu gaa ko. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah 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 allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ñoo ngi santaat yàlla bu baax borom bi tabaraka wa taala julliwaat ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di kontaanaat bu baax ci jotaay bi comme ni ñu ko daan amee rek tey nag bis bu am solo la ndax alhamdulilah julli nañ suñu àjjuma muy feet bu rëy ci lislaam def suñu xadaratul jumaa muy lu rëy def suñu wasifa alhamdulilah njort ne yàlla fóot nañu ñun ñëpp bañ set wicc jégal ñu suñu bàkkaaru semaine bi yëpp ak weer week incha allah ñu war a bokk waxtaan nag leeral comme ni ñu ko waxee rek diine moom dégg rek la soo amee dégg bu rafet yàlla wéral sa xol sa cofeel ak sa ngëm rek daanaka li ci des yëpp góorgóorlu la rek yàlla defar ko kon ma delloo la kàddu gi incha allahu taala ñu waajal dugg ci liggéey bi incha allahu taala Muhammad bismillah. waaw alhamdulilah 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 waaw kon léegi rek xanaa mën nañ jox kàddu gi Thierno Omar Kane donc mu nuyoonteeg yéen incha allahu rabbi Thierno Omar. warahmatullahi wabarakatuh bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ñoo leen di ziar yi ñëpp nekk ak sa tur ak sa sant yéen ñuy bokkal toog fii yëpp ñoo leen di ziar mbokk yi ñuy seetaan ziar sëñ Mor Tall Ndieguène ak Mouhamed Dia ak suñu mbokk yi toog fii yëpp daaw ñoom ñoom ñëpp ñoo leen di ziar ñaan yàlla ñu daan may ñu toog fii di ko def muy jaar yoon yàlla ñu yàlla may tamit bi mu jaar yoon incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke guddi àjjuma dellu la kàddu gi Mouhamed Dia. ci ngeen jëf Thierno Omar waaw xanaa kon ñu delloo kàddu gi sëriñ bi rek mu dugg ci waxtaan bi incha allahu rabbi ngir mu leeralal ñu comme ni ma ko waxee woon ci commencement rek mu leeralal ñu tawasul mooy lan tabaruk itam mu leeralal ñu ko ndax chaque jour dañuy dégg ñuy wax yooyu te duñu xam exactement lan mooy signification yi ak fondement wax yooyu léegi kon dañuy bàyyi kàddu gi sëriñ bi mu dugg ci waxtaan bi incha allah. waaw alhamdulilah di santaat yàlla bu baax ndax dama gëm ni jullit li tax lépp mu war koo tàmbaleeg bismillahi rahmani rahim wax jooju du wax ju gratuit déedéet xam nga soo ne bismillah rek mooy wane ni yow li ngay def xaraamul kon ki commencé waxam ci diine ba mu ne bismillahi rahmani rahim ci la war a xam ñi muy waxal ñan la bu dee waa sharia kase lay waxal mu yem ci rahmaanu bismillahi rahmani rahim su ko defee du blessé kenn du gaañ kenn su ne bu dee waa xaqiiqa lay waxal mu yem ci rahimu bismillahi rahmani rahim moo tax waxtaankat wala firikat wala imaam wala boroom xam-xam wala kumman bismillahi rahmani rahim dina wax ba àggal te du blessé kenn parce que kenn ku ci nekk xam na la mu koy wax ak na mu koy waxee moo tax basmala lu fort la du kàddu gi rek mais dafa am ay mbóot yu rëy yu laxasu ca biir nu yonent bi feeñee ci biir ci wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ci arrahman ak nu yonent bi feeñee ci laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun mooy bismillahi rahmani rahim nga xamante ne en réalité yonent bi la martabaam ak maqaamam lay wane loolu dama bëggoon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax léeg-léeg ñàkk wàcc la barki démb am na waxtaan bu ñu fi defoon waxtaan bu doy waar yaakaar naa moom bi yëpp seetaan nañ ko mais gis nañ ne
kilifa gu mag googu doon jégglu doon reconnaître ay erreur am presque après 40 ans ci mu dox ci yoon woo xamante ni jàpp na ni loolu rek moom du juum ña mu àndal duñ juum ay sëriñam duñ juum mu dem ba ci biir reconnaître ne il a fait des erreurs monumentales il a attaqué des gens yoo xamante ni seen intégrité c'est inviolable parce que yàlla moo leen protégé xam nga loolu dama wax ci sama xalaat ma ne ndekete premier pas bi ñuy def ci taalibe ki soobu ci yoonu yàlla mooy modestie ak simplicité ak dëggu ak woyof premier pas boobu moom dem na ba am 40 ans 60 ans soo koo am te tey jii doo ne am na ab sëriñ rek bu dee dëgg la li muy njëkk a def ci yow mooy modestie wàcc woyof simple dal am limite xam yëg ni amoo xamoo mënu waaw c'est important moo tax ñun ñu war a sant yàlla lañu yàlla ñu yàlla boole gën a dimbali alhamdulilah comme ni nga ko waxee kàddu yi dafay kàddu yu ñu utiliser mooy li ñuy wax tawassul ak tabarruk soo ko xoolee ci wàllu verbe yi ñoo ngi leen tëgg ci waznu tafaul kon taallum ak tafahum ak tabarruk ak tawassul ñoom ñi ñëpp ñoo bokk benn famille tey nag li ñu intéressé mooy ñaari kàddu yooyu mooy tawassul ak tabarruk dañuy firi ma kalimaat yi rek mooy vocable yi la ñuy firi après nag ñu soog a dugg ci waxtaan Thierno Omar ngi nii incha allah bokk yaa ngi fii y a des questions y a des contributions du ñàkk ñu dugal ci biir lépp gën a baax donc tawassul soo ko déggee ci saa si tabarruk sax moo gën a yomb a comprendre parce que tabarruk yàlla le son baraka français sax day wax duñu gagné ci journal bi France fii dañuy wax ni il a eu la baraka ñoom baraka mooy chance ci ñoom ñun nag baraka ëpp na chance du chance kase baraka lépp la parce que sama borom sax dañ naan fa tabarakallahu Muhammad ja du ceeb bi neexee loolu rek lay wax soxna Binta fa tabarakallahu te loolu sama borom da koy wax toujours sama borom heure bu fëggee dënnam daal di wane li mu def li ci ëpp da koy tëjee fa tabarakallahu suy bëgg a wax lu rëy tamit danaan su waxee ba danaan fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin léeg-léeg mu ne tabaraka alladi bi yadihi al mulk nga xam ne am na lu mu bëgg a rëy gis nga yam ci wax yëpp wala alladi xalaqa al mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al azizul ghafur alladi xalaqa sab'a samawatin tibaqan am na yu rëy yu muy wax yi te yi muy wax noonu kenn mënu koo def ku dul moom kon barke du caaxaan de barke nag dan ne du jëmm waaye fu mu nekk ñu xam ko barke nag ki ci ëppale ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad moo tax am na benn salaatu ala nabi bu ma defoon ci moom may wax naan yàlla allahuma salli ala Seydina Muhammadin saaxibil barakatil uzma kon yàgg na waaw maanaam ko yàlla na mu julli ci yonent bi nga xamante ni mooy borom barke bu rëy bi cey moo bari barke kuy nodd tudd ko barke ngoog kuy woor kuy liqaam tudd ko barke ngoog kuy taaya tudd ko barke ngoog kuy takk say tudd ko barke ngoog kuy jubóole ay nit tudd ko barke ngoog kuy takk say lu jullit di def tur yonent baa nga ca loolu barke mun ko soo ne ashhadu an laa ilaaha illallah 150 millions de fois te tegoo ci ashhadu anna muhammad rasulullah yàlla nangul barke ngoog ku ko nangulul fii ci kaw suuf sa àdduna du neex barke ngoog biir bàmmeel ku ko nangulul doo am jàmm foofu barke ngoog yowmal xiyaam tamit ku àndut ak moom doo dem aljanna xanaa ci fii la bala barkeem ajjana bi gën a kawe gën a jege yàlla moo fay dëkk moom Seydina Muhammad xanaa barke ngoog yaakaar naa wax jaa ngay bëgg a leer kon barke du caaxaan parce que tawassul foo ko déggee rek tabarruk ko ci biir moo tax doo comprendre tabarruk da ngay xam tawassul parce que léeg-léeg tawassul pour
pour am barke rek la kon léegi tabarruk mooy lan nee nañu al barakatu lil mutabarrikin nee na barke ñeel na ñiy sàkku barke kon tabarruk mooy lan mooy sàkku barke taallum mooy lan mooy sàkku xam-xam tafahum mooy lan mooy sàkku xam-xam action boobu ngay def dooy wut xam-xam loolu la ñuy wax taallum action boobu ngay def ak coono yooyu ak yitte yooyu dooy wut barke loolu la ñuy wax tabarruk moo mën nga sax fekk koo rafet ci moom njort nga tibb mu lekk ba noppi nga daal di waaxu ñëw ca bool ba tibb ca bool ba lekk ca jëf jooju moom la ñuy wax tabarruk wala nga dégg ne nitu yàlla nga fee nga jël sa tànk dox fekk ko fa yitte boobu ngay def moom la ñuy wax tabarruk yaa ngi wut barke domoo rek pour seeti benn waay déedéet da ngay seeti benn waay mais ci ginnaaw yaa ngi ca fas ne kii day barke bii may junj ci yàlla yàlla loolu moom yaakaar naa kenn du expliquer barkeem ndax kun fa yakun rek àdduna bépp am monde bi ñu immense loolu barke mënu ko ëpp rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke mënul ëpp barkeem yàlla jël na ko teg ko ci kaw mbindeef yëpp ba àdduna amee ba tey ñi nekk ci kaw suuf yëpp yonent bee ci gën ñi nekk ci ba yowmal xiyaamati mooy gën ba biir aljanna mooy gën loolu barke mën na ko ëpp ok kon sàkku barke mais attention bu ko gaa yi jàppee ay lu ndaw mais lu rëy la fa yàlla lu rëy la fa rasulullah donc kon tabarruk mooy wut barke léegi nag barke boobu ngay sàkku barke boobu ngay sàkku muy ci yàlla ndax yàlla mooy borom barke bu mag bi mu jël barke boobu rafaatal ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam soo bëggee am ci barke boobu barke bu yàlla boobu te sama borom nga gis ni mu màggee tamat yow nga gis yow ni nga tuutee ta matadi nga gis sama borom ni mu rafetee ak yow ni nga ñaawee nga gis sama borom ni mu amee ak yow ni nga ñàkkee nga ne lii de man mérité wu ma sax di ko sàkku léegi da nga tourné ci ginnaaw gis waajoo xamante ni moom ni yàlla bëgg jaam mel ko mel na ko ba mat te sëkk bay melal jaam yeneen jaam yu mel noonu muy Seydina Muhammad nga ne kon maa ngi jaar ci waa ji ngir barke bii mu bëgg ma mën cee jot ndax man mérité wu ma di laaj yàlla lii loolu lu am solo la loolu jëf jooju nag ngay jaaree xam nga kon sama borom a ngi nii ak mbiram ak mayam ak njëggalam ak yërmandeem ak xéewalam ak i teraangam ak xaw ma lan ak lan léegi nga ne man tuuti naa ci wuti lii tuuti naa ci laali ko te xam naa ne sama borom moo ko yor moo ko moom waaye nag maa ngi seet sama sang bi maa ngi jaar ci moom ngir am lii yitte boobu ngay def nag di jaar ci kooku pour am ci lii loolu la ñuy wax tawassul loolu mooy tawassul mooy jottaliku lu la jotul nga wut ku la ko jottali waaw du ma waxee bras long day négatif du ma waxee coup de piston day négatif waaye du ma la waxee facilitateur di ma comprendre wala nit ku gentil wala boog une connaissance wala un ami allahu akbar wala fi nee nañu loo amul rek daf fekk sa waaye ko amul sa xarit amu ko ñun am na léeg-léeg ñu am ay services yoo xamante ni suñu ko liggéeyaloon mais dañuy fay 800 euros waaw defar nañ fi serrure bi tey ji doo woon serrurier ñaata nga koy fay minimum 600 wala 800 kay. minimum 600 wala 800 euros mais Pam Ndongo ngay woo mu ñëw soo ko waxee du la laajee nu mu demee moom ci boppam mooy jënd serrure yi boole kook ay xéewal sax du ñàkk ak waxtaan bu neex jox la ko loo xamante ni tey jii soo wootee woon téléphone fay 600 euros kon Pam Ndongo mooy sunu wasiila ci loolu tey jii da ngay bëgg defar site internet
boo xamante ni tey jii soo ko woowee ab webmaster comme par exemple ñaata nga koy fay Mouhamed pour mu defaral la confectionnel la site internet bu baax. nga yegg ay 1000 euros moom. 1000 euros mooy ñaata ci CFA. mooy peut-être 600 000 francs pour rek confectionner site internet tey jii ñun am nañ site njegen.com. kon tey jii man du ma ko bëggoon man mii njegen.com boobu kon Ndiogou Mbodj ñaata laa ko war a fay au moins 600 000 francs te defaru ko rek yam ca daf ko yore defar ba noppi yor maintenance ba ba noppi yor dunduk site bi kon tey jii en principe man sama webmaster la dama ko war a fay sax loolu kon tey jii au moins 1000 euros da cee war mais tey jii def na ko depuis combien d'années ñoo ngi am suñu site internet muy dox defarlu naa fi ay devis yoo xamante ni ba ma ko laajee ña ma ko laaj waa ji nee na ma projet bu toll nii li gën a tuuti bu dee nit ki dafa la xam ngeen xamante au moins il faut 800 000 francs pour mu defal la lii te ñetti projet la kon man damaa jaar ci ñooñu ngir la ma war a def lu bari ma def ca tuuti wala la nga xamante seen waruma ko am en principe sama nit am na ko ma am ko yaakaar naa yi faa ngi bëgg a leer te nit yàlla yi kenn ëpp leen xam-xam ci tawxiid ci yàlla xam na ni yàlla mooy tawwaabu mooy xafaaru mooy shakuru mooy zul jalaali wal ikram mooy wahaabu mooy razzaaqu walu yàlla yi kenn gënu leen xam loolu déedéet xam nañ ko bu ñu yaakaar ni xamuñu ko waaye xam nañ ni am na fu ñu mën a jaar loolu ñu sàkku ci allahu mi razaqu allahu mi wahaabu allahu mi fattaaxu am na fu ñu mën a jaar mu gën a kaaw wala suñ ko amee tamit mu gën a barkeel kooku mooy kan mooy Seydina Muhammad nga jaar ca moom kon mbokk yi tabarruk mooy sàkku barke jëf ji ngay jëf nag ka ngay jaarale ca loolu pour jot barke boobu ak leer googu ak xéwal googu ak may googu mooy loolu jëf jooju mooy tawassul mooy nga wut wasiila wut moyen boo xamante ni ca ngay jaar ba jot li nga bëgg a jot Cheikh na Ahmad Tijaani nag wax na ci biir Jawaahirul Maani nee na wasiila bi gën a mag ci wasiila yi mooy Seydina Muhammad moo ko wax de soo demee di nga ko fekk mu tax kon tawassul bi gën a mag ci tawassul yi mooy tawassul bu lay boo jaarale ci rasulullah te kuy wut dara ci yàlla jaar ci rasulullah loolu am nga ko bu yàgg gis nga waxuma la sax ay yàlla ak ay yonent ak yooyu mais biir famille bi rek léeg-léeg paa bi day am doomam yoo xamante ni lu waay bëgg doo jaaree ci kooku am ko léeg-léeg kilifa gi am ay soxna mais am na ci koo xamante ni loo jaar ci moom wut ko ci góor gi wala ci kilifa gi jot ko président yi c'est la même chose am na kenn ku nekk foofu koo xamante ni dangay jàpp ne amul solo sax mais lu ne toq ci bopp ci noppam du doo ko waxee mel na ni wax nga ko président la loolu mooy tawassul donc ci tënk tawassul a ngoog tabarruk a ngoog léegi nag xam naa du ñu waxee lii définir ko ba mu leer yaakaar naa ni war nañoo mën dugg nag ci problématique yi mooy lan mooy différencier ñi nga xamante ni ñoom dañuy def tawassul ak ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne déedéet yàlla mooy wahaabu mooy razaq mooy fattaaxu soxla woo jaar ci kenn pour am li nga bëgg ci moom ndax yàlla moo wax ne wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun man damaa jege kon ñu war a leeral lan mooy qarib yàlla neen damaa jege ñu war koo leeral ñu war a leeral tamit ñi nga xamante ni nee nañ ñoom soxlawuñu tawassul dañuy def directement ci yàlla ñoom ñu war a leeral seen taxawaay ñi nga xamante tamit dañuy def tawassul ñu war a leeral ñoom it seen taxawaay kenn ku ci nekk kon kàddu ga ko Cheikh Mouhamed. yaakaar naa ne comprendre nañ bu baax a baax explication yi leer na définition de base yi permettre nañu en tout cas ñu xam signification ñaari termes yi ñuy tàmm utiliser tout le temps jërëjëf sëriñ bi yal na yàlla yokk xam-xam bi bu baax a baax incha allah rabbi waaw xanaa kon ñu jox kàddu gi Cheikh Omar mu am kàddu yu mu sànni
ci ñaari wax yooyu sëriñ bi définir tey incha allah. ok jërëjëf Mohamed Dia maa ngi leen ziar leen ñëw comme ni ko sëñ bi waxee rek ci tawassul ak tabarruk day mel ni ñaar yu xaw a jaxasoo lay doon benn du ci mën tamit te mënul dem te yóbbaalewul beneen bi diggante tawassul ak tabarruk ndax lépp lu waaye di yëngu li mu si gën a sàkk mooy mu barkeel donc barke yaakaar naa lépp soxla na ko boo takkee sa bagage dem di uti xam-xam du xam-xam bi kese nga bëgg waaye bëgg nga booy dellu si andi xam-xam bu ànd ak barke du xam-xam bi rek moo la yóbbu ndax bëri na ko am xam-xam te fekk xam-xam bi ànd ak barke moo tax du tekki dara xam-xam bi du tekki dara li la sëriñ bi di tënk sax di la fitnaal ak yooyu yëpp pour xool foo toll ndax nga mën a jël ci barkeem yóbbu tàllal sa loxo ma ñaanal la li nga am yàlla def si barke loolu rek ci am solo donc bëri na ku jàng ba pare fekk li mu jàng sëriñ bi wax ko yàlla na si yàlla def barke moo tax du barke bu demee day mel ni béy bu jàngi woon ñuy bis rek donc barke moom la ñëpp di wër daanaka lépp lu am te barke rooful ci biir rek du sotti ak nu mu mënta doon foog barke bi roof ci biir mooy tampon lépp lu waay mën a am bu amul tampon barke du tekki dara donc barke yaakaar naa loolu la ñëpp di sàkk comme ni ko sëñ bi waxee te kii ëpp barke mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax maa ngi ñëpp jublu ci moom daw ci moom moom muy di borom barke xam nañ yàlla xam nañ yàlla mooy lépp mais jaar ci yonent bi tamit moo ëpp solo donc di tàllal sa loxo maa ngi lay ñaan ci barke yonent bi xam nga ne yow amoo barke bi yonent bi am te leer na ne barke yonent bi moo la gën a gaaw a yóbbu ci yàlla que sa barke ak loo mën a am barke ci barke yonent bi rek nga teg donc barke ak tawassul dañuy xaw a jaxasoo tawassul ñu bëri ñoo ngi naan duñu def tawassul te amul ku dul def tawassul mooy lu la jokkale mbir parmi tey écouteuram bi ak téléphone bi tawassul écouteur bi tawassul la ndax li koy liy jële son bi ci téléphone bi di ko dugal si nopp bi mooy écouteur bi donc écouteur bi tawassul la voilà écouteur bi tawassul la ndax écouteur mooy daw léegi moo ngi nii di déglu son te dérangewul kenn li ko may mooy écouteur bi donc écouteur bi tawassul la biir mooy soxla lekk te loxo bi tawassul la ndax moom moo koy tibbal di ko defar biir mënul lekk moo war a lekk waaye mënul lekk foog loxo bi tànk mu mën ko jot donc loxo bi tawassul lay donc moom da nga am soxla bëgg a dem pourtant sa xalaat moo ngi dama war a dem fee mais sa tànk yi bu jógul doo dem donc sa tànk yi mooy sa tawassul dafa bëri ay di sama loone di léegi fekkee mi yóbbu la tawassul la pour ma gis tawassul la sama bët yi pour ma mën a gis am na ñoo xamante buñ sumee seen lonet duñu gis te buñ ko solee gis donc lonet bi day mujj doon tawassul ci digganteem ak diggante bët bi ak li mu bëgg a gis lonet yi mooy nekk tawassul pour mu mën ko gis tawassul lu bëri façon ñu bëri nag dañuy taxaw naan man duma def tawassul te yaa ngi def tawassul te yëgu ko loolu la tamit ci diggante nitu yàlla yi ak yàlla ñuy jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko mooy seen wasila ci yàlla xam nañ ne du yàlla waaye xam nañ li yàlla bëgg moo ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ni fi ñuy jaar pour egg ci yàlla buñ ko jàngee it buñ ko xamee it xam nañ ne ñu jaar ci yonent bi moo gën a gaaw boo jëlee oto dem Fuuta gaaw na waaye boo jaar appuyage mooy gën a gaaw yoon bële sa oto mun naa paan bari na ay secours bari na ay tolof yoo xamante ne boo si jaaree mun ngaa des ci yoon bi moo tax ñu naan salaatu ala nabi mun na la yóbbu ci yàlla te fekk jaaroo si benn sëriñ mais ci kaw charte na fekk nag fakastuloo xam nga nga wax fakastuloo affaire gi rek na fekk nga fak te yoonu yàlla lu lëndëm dafa gudd te bëri ay lii donc mun a balaa ku bëgg egg si jàmm da ngay yëg fu leer jàll ci sa wastul bi nga xamante da ngay jaar dem ñun fii tey li ñu fi andi te wastul avion li lay jëlee Sénégal andi la fii avion la waaw mooy suñu wasila te suñu wasila fii ak Sénégal avion la moo ñu jëlee Sénégal andi ñu fii moo ñu jëlee fii yóbbuñu Sénégal donc avion suñu was te wastul tout le temps nit day utiliser benn moo naan man duma ko def nangam
xatal sa xel rek la mais boo yaatulee sa xel rek da nga xam ne tawassul lu yaatu la fu la neex mën ngaa dugg da ngay dugg ci tawassul Mohamed na delloo la kàddu bi waaw macha allah macha allah exemple yi leer na bu baax a baax sëriñ bi ci wal nañu débat bi joxe na définition yi lépp leer na yow nga ñëw joxe exemple yi donc yaakaar naa ni léegi ñëpp comprendre nañ lan mooy tawassul tabarruk lan moo leen différencier ak lan moo leen boole tamit lan moo leen boole ñoom ñaar kon daanaka waxtaan bi leer na nañ léegi xanaa ñu joxaat kàddu bi sëriñ bi pour mu ñëwal ñu ci li nga wax sànq ay problématique waaw ci problématique yi am waaw yi am parce que dañuy dégg termes yi day am ñoo xam ne dañ koy bañ ñoo xam ne dañ koy nangu léegi kon dañuy jox kàddu bi sëriñ bi mu ñëwal ñu ci problématique yi expliquer pour ñu gën ko comprendre insha allah rabbi jërëjëf Mouhamed dafa mel ni Thierno Omar ubbi na sax débat bi ubbi na réflexion yi bu baax pourquoi parce que joxe na école yi pour man problème d'école la rek ndax tey jii da ngay gis koo xamante ni day def di def tawassulam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke nitu yàlla yi barke Makka barke bërëb yi ak yooyu génn ci école dem ci beneen école rek daal ni loolu yëpp daganatul kon nga xam ni kon du problème mu jëmmam ndax moom daan na ko def mais kon problème mu ay sëriñam la mooy fa mu jokk léegi la mu gëm ni loolu mooy dëgg loolu la léegi nag yaakaar naa ni mën nañoo njëkkee ñi ànd ak tawassul après ñu wax ñi ànd ak ñoom wala bu gën ñoom ñaar. waaw mën nañ njëkkee si ñi ànd ak tawassul. waaw ñi ànd ak tawassul man damay wax ne tawassul Thierno dafa am xalaat bu njëkk bi mooy bii mooy àdduna doo réfléchir bu baax di nga gis ni amul ku dul def tawassul amul ndax àdduna nit doomu aadama moom ci boppam c'est une composition mais bien ordonnée yaram la ak ruux ay cër yuñ boole la ay connexion yu la ay vaisseau ay intestin ay neer ak ay yuñ boole kese la nit àdduna tamit soo ko xoolee yuñ boole kese la suuf ndox ngelaw jaww asamaan dégg nga garab yi ay mbir yu ñu boole la moo def àdduna kon loo gis rek dafa am benn imbrication bu ci am lépp dafa am relation ak morom mi c'est-à-dire le monde c'est un système c'est-à-dire que lu dul système rek ku dul système moo soxlawul tawassul te kooku mooy kan mooy Allah mooy lan mooy Allah yàlla rek moo soxlawul jaar ci dara ngir dara am taxaw mais ku dul yàlla sa lépp il faut que mu am ci fu mu jaar wala ci ku mu jaar mënul ñàkk loo am cër mais xëyoo judd xëyoo rek jóge asamaan ne cëpp déedéet doo taw da nga jaar ci ay barab jaar ci ay légumes ak ay fruits ay dogu yàpp ak ba nekk jaar ci wayjur wu góor jaar ci wayjur wu jigéen def fa juróom-ñeenti weer ba génn am foo jaar ay nit ay sage-femme ñoo la réewle yow def nga tawassul ci ñoom te waxoo ko ci sa xaal moo def tawassul sa xaal mooy fitnaal gi nga fitnaal sa yaay ba ñu ñëw yóbbu ko hôpital xaal boobu moo tax sage-femme yi ñëw def nga def tawassul ci ñoom ne leen dimbali leen ma ngeen génne ma ndax sama waxtu jot na kon nit mën naa def tawassul sax te du yëg ni moom def na tawassul wax tawassul am na ci làmmiñ am na ci jëf waaye am na ci xaal te boobu moo gën a garaaw te gars yi nag boobu la ñuy réeree mooy lii Thierno doon junj àdduna lépp tawassul lépp wasiila la il faut que nga am sëriñ force la soo amul sëriñ ci lii am sëriñ ci lay te da ngay gis gars yoo xamante ni sax dañuy commencé naan ñun amuñu sëriñ nangam mais suñu commencé dajaloo mat ñaar fukki nit rek dañuy mujj organiser wu ñu ne diw mooy amir bi wala diw mooy kilifa gi wala mais il faut que ñu am sëriñ mooy njiit rek mooy kilifa ñi ko doon bañ ñëpp tey ji ñoo ngi organiser wu ne diw mooy suñu kilifa diw mooy suñu amir diw mooy suñu nangam mënul ñàkk loolu mënul ñàkk àdduna il faut qu'on s'organise bi nga juddoo tamit say waajur duñ la xojoon nga faatu kon def nga tawassul mooy lan jooy yi nga jooy
jooy yi nga jooy liir yooyu mooy jooyu yërmande la mooy yërëm leen ma jàppale leen ma man mënumaa wax xamuma amuma loolu ngay wax yàlla ci yërmandeem roof say waajur yërmande ba doo feebaree ñu préféré ñoom feebar ci nga feebar yow noonu ngay kii sa yaay noonu la lay jëlee yóbbu la ca daara ja yóbbu la ca garderie ba yaa ngi def tawassul ci sage-femme ci enseignante ba wala enseignant ba pour ne ko xamuma benn xaraf dimbali ma jàngal ma mënumaa sax way chanter sax mënuma ko fecc sax mënuma ko mu jàngal la noonu ngay defee ba primaire ba secondaire ba fan université ba lycée ba université soo paree déglu bu baax li may wax xam naa fi muy daanoo dinaa ubbi beneen bunt foofu nga pare dem jàngi université am say diplôme mais il faut que nga def ay tawassulaat da ngay wut wasila mooy lan da ngay def ay demande du tawassul ay demande ngay def pour lan stage pour lan ñu jël la même duñ la fayul nga ñëw di liggéey pour lan ñu bind ne def nga fi ñetti weer am nga fi expérience soo paree di nga def ay 45,000 tawassul mooy di nga bind ay 45,000 demandes pour lan mën a am ab poste sëriñ bi mën naa la ko toppal ba nga retraité mën naa la ko toppal ba nga bàyyi bay tool mën naa la ko toppal ba nga bañ suul la bu dee ustaas nga si sa lépp tawassul la te mais nit yàlla yi dañoo bokkut ak ñoom xam nga wëlu yàlla yi dañuy préférer jaar ci yonent bi am li ñu bëgg que jaar ci nit kon kii moo lëpp tawhid te parce que ki ngay jaar ci moom di ko def demande mën naa am yéefar la mën naa am dafa weddi yàlla suñu demande yi ay jullit ñoo koy recevoir suñu requêtes yi ñuy def ci sécurité sociale ak ci xam ay jullit ñoo koy traité déedéet te pourtant da ngay def demande maa ngi lay ñaan xoolal lettres yi sax nu ñu koy bindee je viens auprès de votre haute bienveillance la ilaha illallah solliciter auprès de vous ceci je vous saurai gré de tenir une considération ou bien un œil attentif à ma situation nangam dafa am façon booy waxee parce que boobu waxuk sa morom ki ngay waxal sax xamu la dafa am noo war a waxee ak moom jaar ci moom ngir nga am li nga bëgg waaw man de li ma jaaxal gars yi de ñoom du ñuy def demande ak du ñu amee soxla allo diw waaye man damaa bëggoon kayit sangam waaye jàppale ma ci waay tey mooy oustaz bi toog ci télé bi ne bu kenn warta jaar ci kenn di wut dara ci yàlla te yow yaa ngi woo pour am benn kayit bu jafe ñun la wool diw nga woo kooku allo diw waaw maa ngi jégalu waaw man de dañ maa boole woon ak yow am kii kayit gi wut naa ko ñetti weer ngir mënuma ko jot maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ngir yàlla jàppale ma waay déggal yaa ngi def tawassul de mën naa la ko toppal ba le 35 du jeex léegi am na koo xamante ni moo ngi teg xel moo ngi naan démb dégg naa benn waaye man mu ne ko yooyu nooy dundee mu ne ko teekaa teg xel léegi ba ci diine ji def ci nekk teg xel rek dara du ci xam-xam dara du ci leer du xam-xam du leer xel la dañ lay wax ba wër la embrigadé la tëj la di la jariñoo doo ci mën dara bala ngay tekkeeku yàlla xam yàlla nañu yàlla boole dimbali boole ñu jàppale lu ma doon wax sax xaaj daaw la tegtal demande service quoi. maanaam ci lépp boo def ay waaw kay c'est-à-dire waaw kay xam nga loolu leer na loolu jàll na léegi am na koo xamante ne moo ngi ne déedéet tawassul nit mën nga am ay connaissance mën nga am ay xarit mën nga